asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi del si fii di waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy indépendant ni réewi Gambie yéen ak seen xarit la seen mbokk Ibrahima Jawo bugga leen a indil waxtaan wu gàtt rek ci bi nga xamante ne tubaab yi ñëw nañ ci réewi Gambie tubaab yi angale yi ba waa Gambie laajte li nga xamante ne mooy yore seen kàddu yore seen boppa amee it seen doxalini réew muy independence mun ngaa commencé ca 1894 ca ba nga xamante ne tubaab yi angale yi am nañ li nga xamante ne mooy ité ak yëg-yëg pour yore li nga xamante ne mooy géeji Gambie gi ndax dañ ci amoon li nga xamante ne mooy soxla mun ngaa wax ne 1894 lañ maanaam nangutoo ne dinañ jël li nga xamante ne mooy Gambie yëpp waaye lu jiitu loolu mun ngaa wax ne in 1816 ñëw nañ Banjul ca dun woowu noonu dal di fa toog ndax gannaaw bi nga xamante ne dog nañ li nga xamante ne mooy jaay ak jënd ak jaam dañ indi 1894 ndax jamono jooju lañ bëggoon a jël li nga xamante ne mooy géej gi yëpp 1816 nag gannaaw bañ jógee joxe Albreda ñu dog ji bu mi njaam gi wala li nga xamante ne mooy jaay ak jënd ak jaam ñuy ut beneen dun mu mel ni Albreda wala joxe noonu lañ gisee Banjul daal di jël Banjul nangutoo ko ak ki nga xamante ne mooy buuri Kombo gi di Tumaani Bojang ci noonu lañ jëlee li nga xamante ne mooy suufi Banjul dal di fa toog samp fa garrison ki nga xamante ne moo nekkoon Lieutenant Grant ci njiitalam ak soldaaram ñu ñëw toog Banjul tubaab yi nag indi lu ñoo ooyee assimilation muy li nga xamante ne mooy xaaj réew mi nga xamante ne suufi Banjul wala Batos niñ ko xamee woon ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci dex gi ñu xamee ñooñu protectorate muy colonie bi ak protectorate bi colonie gi nekkoon ci ron gouverneur général li nga xamante ne mooy protectorate bi ñu dal di ko tasaare ci diggante fanweeri chef ak juróom yoo xamante ne ñu ngi doon uyu ci ki nga xamante ne mooy gouverneur bi nga xamante ne moo toogoon Batos mu mel ni lii la tubaab yi indi muy indirect rule loo xamante ne moom lañ indi foofu ba nga xamante ne tubaab yi toog nañ ba mu yàgga waa Gambia nag di laajte independence tubaab yi xalaatoon nañ ne nañ jël Gambia boole ko ak Sénégal ndax ñoo Sénégal la bokk lépp te mu ngi biir Sénégal waaye ci mbañ gi Gambia bañoon ak kilifa yi loolu waral ñu jox ñu suñ baat ak suñ dogalini réew on the 18th of February 1965 comme ni ngeen ko xamee xalaatoon nañ ne nañ ko booleeg Sierra Leone ndax am na jamono joo xamante ne ki nga xamante ne moo doonoon gouverneur bi mu nga toogoon Sierra Leone di doxal réewi Sierra Leone ci tubaab yi ci buuri Angleterre ci làmmiñam ak it di doxalit Gambia loolu amoon na kon daal ci gàttal bëggoon nañoo jël Gambia lëkkale ko ak Sénégal bu ko defee boole ñaari réew yi waaye nag ci xere ñi mag ñi ñoo bañoon loolu ba nga xamante ne ñu taxawal suñ bopp bu ñoo wax nag indépendance ci Gambia fuñ jaar ràññaale ci benn góor gu mag goo xamante ni ñu ngi ko doon wax Edward Francis Small juddoo woon ca Banjul in January 1891 mu nekkoon góor goo xamante ne ma Banjul la juddoo waaye mu jàngee Freetown gannaaw bi mu jeexalee jàngam in Freetown mu liggéey ca post office ba jàngale na moom it nekkoon na ay journaliste nekkoon na an activiste gannaaw gi mu nekk ay trade unioniste gannaaw ba nga xamante ne teewal waa Gambie ak waa Banjul yëpp ca conférence bu mag ba nga xamante ne amoon na Accra ca réewi Ghana ndax dajale nit ñi nga xamante ne ñoo nekk Afrique sowu jant pour waxtaanee seet li nga xamante ne mooy doxalini tubaab yi kon mun ngaa wax ne Edward Francis Small moo njëkk a taxaw pour laajte li nga xamante ne mooy indépendance ci Gambie gannaaw bi nga xamante ne Edward Francis Small mu ngi Banjul li nga xamante ne moo ko dugal ci wàll liggéeyu politique daf doon liggéeyal Methodist mission bi muy church bi ñu ebaloon ko ca Balangar in
yaakaar naa in 1927 mu nekk fa in 1917 ngeen baal ma mu nekk fa mu am jaamarloo ko xamante ni jaamarloo na ko kenn ko xamante ni jullat tubaabi angale la ci li dem ci wàlli cooj bel ba nga xamante ne moo doon ring julla bi ne loolu daf koo tànqal ki nga xamante ne mooy Edward Francis Small fipp ci loolu mission bi dal di ko génnee wàccee ko liggéey ba nga xamante ne moom lañ ko sasoon mu doonoon missionnaire bi foofu lii moo tax nag mu jógoon nag doonoon an activiste nekkoon ki nga xamante ne bañoon na li nga xamante ne mooy tubaab yi seen teewaay biir Gambie. Edward Francis Small mun ngaa wax ne moo njëkk a doon doomi Gambien bi nga xamante ne taxaw na di wax ne ñi nga xamante ne ñooy fay naamo ñiy fay lempo yi ci réew mi fekk amuñ ñi nga xamante ne ñooy seen taaneef waruñoo nangoo fay naamo li yëpp gis nañ ko mooy no taxes without representation loolu taxawaloon na ko. Edward Francis Small in 1942 tànnoon nañ ko def ko ki nga xamante ne député la doonoon koo xamante ne mu doon teewal waa Banjul ci néegi député yi nga xamante ne ñoo doon càmbar di doxal li nga xamante ne mooy kàddu réew mi ndax tubaab yi demoon nañ ba tànn nit ñu ñuul boole leen ci li nga xamante ne mooy pencum ndawi réew ma mu teewal fa waa Banjul ci noonu la nekkee ci yooyu ak doxalin yooyu ba 1958 bi nga xamante ni si la génn àddina ba moo génn àddina nag tax na waa Banjul wala Gambie ci boppam nit ñi jamono jooju commencé nañ di gis ne ñu taxaw pour xeex li nga xamante ne mooy suñ independence war na te jot na political party yi nag commencé di ñëw ci noonu nga mun a waxee ne amoon nañ wala lu jiitu loolu balaa Edward Francis Small di dem am na ñeneen doomi Banjul yoo xamante ne tànnoon nañ leen ci néegi député yi wala ci pencum ndawi réew ma muy góor gi maam Ousmane Dieng ku mel ni maam Cheikh Omar Faye ñi ñëpp tànn nañ leen ñu teewal waa Banjul ak jullit yi ca néegi député ya in 1951 nag la first council bi taxaw ca fa nga xamante ne sa la first political party bi taxaw ci njiitali ki nga xamante ne mooy John Colley Faye nekkoon a reverend jàppale woon ko mooy ñu meloon ni ñoom Hannah Foster ñu jiite li nga xamante ne moo nekkoon di first political party bi nga xamante ne taxawaloon nañ ko ci réew moomu 1952 Ibrahim Gaba Jaxumpa yal na ko yàlla yërëm moom it mu ñëw taxawal parti bu ñu ooyee Gambia Muslim Congress ñu gën leen a xamee ci congress mu am mag ñu bari ñoo xamante ni ñu ngi ci woon jàpp ci loolu it 1952 si la UP ñëw United Party ci njiitali Père Sarr Ndiaye Ibou Dawour Ndiaye Sirif Ndiaye ñoom Imam Buram John ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon 1954 élection bu mag bi nga xamante ne moo fa amoon United Party gagné ko wala win elections bi ñu am benn parti bu ñëwoon ñi ko ooyee Gambia People's Party ci njiitali ndaw soo xamante ne teel naa dugg ci géewi politique ñi ko ooyee Sène Clay Diouf ñoom ñëpp yal na leen yàlla yërëm gannaaw bi nga xamante ne partem bi dem na ba xaw na sax mu taxawal wala lëkkaloo ak suñ benn maam bu ñu doon wax maam Ousmane Ndour ci parti bu ñu doon ooyee Alliance ba gannaaw élection ba nga xamante ne taxawoon na ko in 1954 ba nga xamante ne daanu na moom Sène Clay Diouf sa la génne àddina kon mun ngaa wax ne political party yi ñoo fa njëkkee 1959 nag si lañ am nag li nga xamante ne mooy di People's Protectorate Party waa muy PPP jiite woon ko muy Sir Dawda Jawara ñu mel ni ñoom Sanjali Bojang ñu mel ni ñoom Maam Sirif Cissé nit ñi nga xamante ne doomi Gambie lañ te jóge woon ci dex gi